asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu di leen dalal fii ci seen télévision nationale kaddu gi ak image yi di bàyyeekoo fii ci Triangle Sud ci Ndakaaru di fas yéene dellusiwaat ak yéen ci seen émission saytu di waxtaane lenn ci li nga xam ne dafa soxal askan wi xam ngeen ne émission bale weesu doon noonu waxtaane démarrage campagne agricole bi parce que xam ngeen ne fii bu nekk nii ñu ngi ci digg nawet te li gën a bari ci mbokk yi askan wi nga xam ne ñu ngi ci monde rural bi ñëpp ñu ngi ci tool ya di liggéey pour am lu ñuy dundee ak li ñuy dundale askan wi ñuy fas yéene rek continuer ci thème boobule waaye tey dañoo fas yéene waxtaanee modernisation agriculture naka la ñuy fexe ba waaye suñu waxee modernisation agriculture waaye exploitation familiale yi maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole yore ay tool yu yem waaye war a méngoog jamono pour war a ànd ak jamono pour mun ci gis seen bopp pour waxtaane loolu am na ñaari gan yoo xam ne ñoom la ñu invité tey pour waxtaane thème boobule kenn ki di madame Astou Diaw Camara di directrice u BAM bureau analyse macroéconomique bu ISRA muy kër boobu nga xam ne ñuy xalaat di gëstu ci wàllu mbay wala agriculture ñoo fa ne madame Camara ñu ngi lay dalal. maa ngi lay fay monsieur Barry di nuyu waa RTS di remercier ci invitation bi di nuyu waa Sénégal yëpp di jottali nuyu directeur général ISRA Momar Talla Seck donc tey ma toogal fii ISRA recherche agricole ñëpp xam nañ ni recherche moom lu yaatu la ñu fas yéene waxtaane rôle recherche ci modernisation de l'agriculture familiale donc lu ñu kontaan la. jërëjëf madame Camara sunu ñaareeli gan di monsieur El Hadj Malick Sarr moom itam war na mun a wax ci thème bi ñuy wax modernisation des exploitations familiales ndaxte moom mooy directeur général ANIDA agence nationale d'insertion et de développement agricole agence bi nga xam ne dafay fexe naka lay naka la ñuy fexee ba daal di créer ay xëy yu bare ci agriculture bi tam ñu daal di koy développer su ñu waxee développement rek mooy modernisation. El Hadj Malick Sarr ñu ngi lay dalal di la nuyu di la jaajëfal ci teewaay bi nga teew fii ci RTS. Abdallahi ñu ngi lay nuyu di la ziara di nuyu sunu jigéen bi nga xam ni ñoo bokk nekk ministère agriculture di nuyu waa RTS yëpp ak ñi nga xam ne ñi ngi seetaan RTS di kontaan ci invitation bi di leen ci delloo njukkal di sant yàlla ci ñu may ñu ñëw ba egsi ba mën a wax nit ñi mën ñoo dégg di ñaan yàlla tamit lii nga xamante ni moom lan fas yéene waxtaane te mooy li nga xamante ni daanaka moo waral ANIDA juddu parce que ñun dañoo sant ñu liggéey pour xale yi mën a dellu ci mbay mi la ñu cay jox nag ndam ragal naa ni buntu ya la nga tuddee modernisation ak développement agriculture mooy buntu ba nga xam ne nii mooy waral ndaw yi mën a dellu si ci agriculture xam naa buñ ca demee ba ci biir daan ca mën a sóobu bu baax a baax ñu ngi kontaan ci teew fi jërëjëf El Hadj Malick Sarr soxna Astou Diaw Camara laata sax ñuy dugg ci modernisation bi comme ni ma ko waxee émission bale weesu dañ doon waxtaane campagne agricole bi amoon ñaari jaaxle yoo xam ne producteurs yi amoon nañ ko benn bi muy wàll engrais yi waaye beneen bi doon itam wàll taw bi waaye nag nemmeeku nañu depuis ñaari semaine quand même taw bi commencé na wàcc ci biir réew mi ci gox-goxaan yëpp. alors est-ce yéen ISRA xam naa ne am ngeen ay bureau yu bare ci biir réew mi ci wàll taw bi lan ngeen ci nemmeeku depuis ba ñu tàmbalee émission bi il y a 15 jours ak léegi. waaw jërëjëf Abdoulaye ci question boobu naam saytu taw bi moom du liggéeyu waa ISRA. waaye lu ñu soxal la. bu ñu sukkandikoo ci ñi ciy liggéey liñ ci wax. te ñu xam ne dafa am benn groupe de travail pluridisciplinaire boo xamante ni waa ANACIM dañ ci nekk ISRA nekk ci ñoom dañuy def fukki fan yu jot ñu def li ñuy wax prévision ñu wax fukki fan yi passé naka la taw bi taxewoon ak yi di ñëw naka la taw bi di nar a dikkee loolu dañ koy def pour informer ñi nga xamante ni ñoo war a jël décision yi day nekk producteurs yi day nekk aussi ñi leen di gunge
sama naataango yi nga xamante ne ñooy agronomie di liggéey ci wàllu essai ak di gunge baykat yi ci biir tool yi ñoom xawoon nañ am njàqare bi ñu gisee pause pluviométrique bi maanaam mu am fu mu taw am fu mu bàyyi tawul ci loolu amit prévision yi waxoon nañu ne année bi dafay nekk année normale à déficitaire maanaam dina tane daal waaye ni mu meloon daaw ren du ko mel jaaxle yi ñu amoon nag mooy bu melee noonu ci wàllu semence dafay laaj ay adaptation dafay laaj baykat yi wala mun a am jiw boo xamante ni dafay méngoo ak li muy taw loolu nag dafay laaj préparation te léeg-léeg mu bette donc sama naataangoo yi nekk ci gox-goxaat yëpp bu mu tawaatee après la reprise am nañu seen xel daal tuuti ñu ne ñoom dinañ xool sa naka la ñuy réfléchir pour xool ñi leen gën a jege ñu leen di mën a gunge pour wax leen sax ci choix ñi nga xamante ni jiwaguñu ñu jiwu boo xamante ni dina nangu diiru taw bu gàtt donc loolu mooy réflexion yi kii mais li mu andi ci biir sama naataangoo yi mooy am na déjà ñuy commencé xalaat naka la ñuy mën a def bay gën a mën a prévoir lu mel nii pour ñu am semence yu xamante ni dafay doy ba pare mën a méngoo ak taw bu bariwul maanaam diir bu muy taw comme dafa nar a gàtt ñu am semence yu ci jote te loolu ISRA def na ci ay jéego yu yaatoo yaatu bu ñu ci waxtaan bi mayee peut-être nañ si dugg waaw xam naa mun na am ñu dellu si waat si comme ni nga ko waxee tudd nga fi wàlla xalaat wala réflexion wala ñu préparer ko loolu yëpp ay organisation la suñuy wax modernisation jumtukaay la waaye itam organisation dafa am lu ñu seetlu bu njëkk-njëkk dañ doon def ñëpp doon nag ay baykat ci at ay téeméeri at ca gannaaw ñëpp nekk baykat suuf yi baax taw yi baax saay boo bayee nga am loo xam ne da nga dëggal si sàq yi ba nawet fekkaat ko fa ñëpp nekk ay baykat waaye ba am soppeeku bu ci ñëw tubaab bi dugg si indi lu ñu naan agriculture de traite maanaam indi gerte dugal ko fii ci biir ci réew mi am ñoo xam ne nag léegi dañ ciy liggéey pour am tuuti xaalis bay dugub bay mboq bay leneen am lu ñuy dund waaye bay itam gerte pour am koppar yoo xam ne danañ mun a régler seen i yenn problème waaye depuis boobu dañu seetlu ne mbir yi évolué wul alors que jamono a ngi dox monsieur El Hadj Malick Sarr est-ce que fi mu nekk nii ci contexte bi ñu nekk nii fi mu toll nii est-ce que mun nañu wax véritablement dañoo war a soppi doxalin ndaxte contexte bi moo koy laaj ndaxte li ñu soxla ci dund bari na te population bi dafa nar a yokk te potentiel mu ngi fi maanaam suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi nit ñaa ngi fi est-ce que fi mu nekk di wax jotul wax dëgg yàlla pour ñu soppi doxalin pour dem ci beneen anam mbay wax nañ bi njëkk wax nañ bi ñëw ci tubaab bi nga xam ne mooy continuer ba léegi est-ce que fi mu nekk ni tollul mbir yi soppeeku Abdallahi wolof mooy wax jamono bu nekk ak doxalin moomu laaj yow sa bopp ne nga coo jamono ñoom maam nga xam ni li ñu mën a wax bay dundee mooy li ëppoon mu dajeek jamono boo xamante ni tamit taw bari woon na wante ci diggante bi changement climatique ji commencé na dugg mais avant changement climatique bi colonisation dugg bi tubaab yi ñëwee amoon nañu ñoom beneen xalaat ci agriculture bu nga xamante ni dañ koy def fii ci Afrique mu jariñ leen ñoom tubaab yi ci seeni réew moo taxal ñu dugal mbayum gerte mbayum wëtteen yooyu yëpp ci la duggee ci sunu réew yu mel na Sénégal wala Mali boo ko seetee ci mbayum gerte ak mbayum wëtteen même port yi ñuy defar mu jaar Kaolack ak yooyu yëpp c'était pour bu génnee boor boobu ñu mën ko dugal seeni bateau yóbbu indépendance am kon jamono changé na mais changement climatique bi gën a yokku ak sécheresse 69 73 ñu gis ni taw yi matatul pour nin daan bayee lu mel na gerte ñu continuer di ko bayee bu njëkk bassin arachidier Bawol ak Kajoor la woon tey booy laaj bassin arachidier dan naan la il faut que nga dem boori Kolda ak Kaffrine fa la bassin arachidier nekk foofu la ñuy bayee gerte parce que fa la ñuy bayee li gën a yaatu ci gerte léegi kon nga xam ni coppeeku gi moom am na kenn dootu ko werante lii des nag mooy comme coppeeku jamono am na wan doxalin lan war a indi
doxalin bi mooy ku daan taw bu doy te taw bu doy laaj na nga ni kon pour nit ñi continuer bay nan la ñuy def est-ce que ndox ci taw kese lay jóge ñu ni déedéet ndox am na ci dex ci kaw suuf ndox am na ci biir suuf ci ay dex te Sénégal yooya am na ci nag lu nga xamante ni lu am solo la ci seet ndox mi nekk ci kaw dex yi nekk ci Sénégal 1.5 million mètres cubes bu ndox ñoo nekk ci dexu Sénégal lañ cay perte muy sóobu ci géej gi mat nag 1.5 million ngi kon 0.5 million ngi rek la ñuy jariñu ci biir suuf dex yi ci nekk lu mat 4 million mètres cubes bu ndox ñi ngi fi moo xamante ni boo ko pompé woon at mu nekk dafay solaat ñëw dellu si bin xaymaa forage yi nekk ci Sénégal yëpp li ñuy pompé ñii naan ak ñiy bay téeméeri mètres cubes yoo jël maanaam ña nga cay pompé juróom-benn kon ñu ni lanu am ci dexu suuf bi daanaka commencé gun ko jariñoo nan ko war a jariñoo Sénégal am na suuf parce que buñ ko doon comparé dañ naan Sénégal boo jëlee junni nit yu nekk junni nit yooyu daan am 300 ak juróom-ñett fukki hectares alors que bu dee ci àdduna bi junni nit yu nekk yoo jël juróom-ñetti fukki hectares la ñu am kon Sénégal am na 4 yoon li nga xamante ni citoyen bi nekk ci àdduna bi moom la am ci wàllu suuf Sénégal am jant bu ni dangaaral bu fajar weesoo ba timis di jot macha allah jant a ngi taxaw te jant nag dafa am solo ci mbay Sénégal am tamit nag ñu nga xamante ni yaa ko wax ca njëlbéen ba mbay la ñu xam dañ naan àdduna ak mbaye juddoondoo moo tax tubaab yi tuddee ko la gardienne de l'humanité fii ak nit ngi am ma mbay day am ndax foog ñu lekk ma ndax il faut ñu lekk kon ñeent yooyu yëpp boo dajee li war léegi mooy lu tax ñu bëgg di seenu taw bi rek ci kaw te leneen li ñu sunu boroom jox te muy ndox ci ñu war ko mën a jariñoo duñ ci sóobu loola nag lan war a dugg bu ko defee mun tubaab tudde ko maîtrise de l'eau maanaam ñuy pomper ndoxu dex gi ci kaw ndoxu suuf bi dex gi ci suuf di ci liggéey at mi yëpp bu ko defee ñu jógee ci mbayum 3 weer 4 weer dem ci mbayum fukki weer ak benn ci at mi xam nga kon ku daan liggéey 4 weer dem bay liggéey fukki weer ak benn yokku nga mais la muy indi mooy benn campagne nga daan def muy nga bay ci dugub wala nga bay ci gerte mais boo pompé ndox mi am maîtrise de l'eau daa def 2 campagne benn bi day commencé mois octobre novembre dem ba février mars ñu koy wax saison froide mooy jamono sedd benn bi commencé mars ba dem juillet mooy jamono tàngoor beneen bi taseeg nawet kon ku doon liggéey benn yoon ci at mi benn campagne daa liggéey 2 yoon récolté 2 yoon. mel da nga am 2 nawet. ma ngoog. ci at wi loola mooy li nga xamante ni nii buñ ci sooboo ak yeneen xarañ yi nga xamante ni nii feeñ na ci agriculture maanaam nan la ñuy roosee yeneen xarañ yi nga xamante ni feeñ na ci sunu soxna si nekk ISRA junj na ko mooy meññeef yi nga xamante ni tey ci wàllu semence liggéey nañ ci liggéey yu nga xamante ni nii fu benn daan joxe fukk benn dana fay joxe léegi téeméer yooyu yëpp buñ ko dajalee ngéneel ak njariñ dana génn ci mbay ba nga xamante ni nii dootu ñu jàpp ni mbay baykat kat mooy ki ndóol dañuy jàpp ni baykat kat mooy ki nga xamante ni mooy sonn di suturulu te ñeewul kenn foofa lañ mën a jaar pour que ndaw yi mën a dellu si ci mbay réew mi mën a naat koom-koom jëm kanam. jërëjëf El Hadj Malick soxna Astou Diaw Camara. El Hadj Malick nee na Sénégal moom wax dëgg yàlla dëkku mbay la te yàlla dénk na ko ay mbir yoo xam ne war na mun a développer mbay fii ci Sénégal ndox mi suuf si waaye fi mu nekk nii yéen si seen gëstu
ndaxte bureau analyse macroéconomique bañ nekk ci ISRA yëngi ci xalaat bu baax a baax seet naka la mbay mi ak koom-koom lëkkaloo naka la ñu mun a fexe ba agriculture nga xam ne dana nekk loo xam ne baykat bi dana ci tekki gis ci boppam parce que li ñu nemmeeku mooy ñi nga agriculteurs yu ndaw yi nekk ci suuf su ñuy waxu ndóol ñoo gën a ndóol ci réew mi te fekk nag ñu ngi yënguti si loo xam ne ñëpp a ko soxla naka la ñuy fexe ba si seen gëstu yi est-ce que loolu xalaat ngeen ci ak lan ngeen ci nemmeeku. waaw jërëjëf monsieur Barry balaa may ñëw tontu ci loolu. bëggoon naa compléter sax parce que sama naataango bi mi ngi wax ci lii potentiel. ci agriculture ci Sénégal. ndox nekk ci lu am solo. ak suuf ak énergie loolu yëpp nekk ci lu am solo yu mën a jëmale mbay kanam. mais dafa am tamit lu Sénégal am loo xamante ni lu am solo la lu ñu am lu ñu wax ressources humaines donc démographie bi ñu am Sénégal bu ñu ko waxee 70% souvent dañuy wax statistiques yi entre 60 ak 70% de population sénégalaise ñu ngi ci àll bi nekk ci mbay muy ay loxo yu liggéey boo jëlee ci loolu ñu nekk ci contexte boo xamante ni gouvernement du Sénégal dafay investir bu baax ci mbay parce que nee na dafay nekk pilier de croissance am loolu tam nekk potentiel leneen ci wàllu potentiel yi aussi nekk ne boo jëlee ni ñu organiser mooy kuréel yi jàppale mbay Sénégal mooy réew boo xamante ni da ngay gis kuréel yi bu dee ministère la wala muy recherche wala muy ANCAR wala muy leneen ak leneen ñu wër gox-goxaat yëpp nekk fa waaye question bi ñuy posé wu surtout ñun gëstukat yi di ko laajte mooy malgré tout ça donc lépp loolu mi ngi fi terewul dañuy continuer di def suñu ay gëstu constat yi ñuy gis mooy performance yi des na duñu ne nag agriculture familiale amul performance man sax bëggoon naa bu ñuy wax dafa am lu ñuy méngale ñëpp di ko méngale bu ñu ne agriculture familiale rek ñu ne mooy baykat yu ndaw yi néew doole fekk ñun gëstu yi ñuy def mooy dem ci gox-goxaat yi def ay enquête dugg ci biir kër yi laaj leen xool nu ñuy dundee xool seen koom nu mu toll xool lan mooy seen jafe-jafe bu ñu defee gëstu yooyu noonu dañ gis ne li ñuy woowee agriculture familiale dafa laaj ñu gën ko xam maanaam ñu gën ko comprendre parce que ñëpp tolloole wuñu ñëpp nekkuñu ñuy ndaw ñëpp nekkuñu ñoo xamante ne mën nañ ci génn am na benn gëstu bu ay organisation paysanne defoon sax CNCR ñun ñu xaw leen ci gunge dafa wane woon ne boo xoolee téeméeri baykat ñi ci néew doole lool ñu ngi toll ci 20%. am na ci ñoo xamante ni li ñuy bay dañ ciy dund ba mu des ba ñu investir ñooñu bariwuñu trop ñi ci ëpp 60% pratiquement mooy ñi nekk digg doom ñu ne nag ñooñu nekk digg doom ñii tuuti ñii mag booy bëgg a jàppale mbay da ngay xool ku nekk lan moo ko war a mën a gunge ñu bañ a def benn gunge bu générique te ñun gis nañ ne gunge yi am ci wàllu mbay en général dafay ñëw rek méngale ñëpp ñëw rek andi par exemple financement pour agriculture familiale ñëpp bokk ci yam fekk tolloole wuñ loolu nekk benn pour ñëw nag maintenant ci question bi nga ma laaj lan lañ war a def lan lañ war a def moom xam nga buñ waxee nañ def lii ak lii day mel ni yaa kaa faire c'est facile te fekk ne su fekkonte ni yaa kaa faire rek kon foog naa tey jii mbayu Sénégal romb na sax foo xamante ni peut-être duñ ko fa woon xalaat ñun ci suñu gis-gis dañu gis ne te am na yeneen gëstukat yu ko waxoon avant ñun lépp loo xamante ni wàllu technologie la wàllu xarala wàllu jàppale baykat yi Sénégal def na ci ay jéego yu bari fi ñu gis ne nag dafa des peut-être bu ñu waree indi ay amélioration foofu day am ay marge mooy ci wàllu gunge baykat yi ci naka la ñu mën a changer seen pratique mu nekk seen décision bopp parce que jox nit ki semence jox ko machine du baax la te soxla nañu ko waaye wan ko jumtukaay boo xamante ne boo fa nekkatul mu def ko xam nga loolu décision personnelle la donc lan mooy tax nga mën a gunge baykat ba mu changer pratique ba mu war a mën a doxalee bayam noo xamante ni bu fa projet bi nekkatul mu continuer bu machine amatul mu jëndali ko mu xool naka la koy utee wala naka la ñuy liggéey ci gox-goxaati ba am machine bi ñu soxla di ko liggéeyee loolu ñun foofu la ñu gis ne daal am na lu xaw a des
te loolu nag nekk li koy andi souvent dañ koy xeeb mooy partie soft dañu am hard am soft li hard li mooy machine yi comme xaalis koom-koom bi soft bi mooy xam-xam bi attention nag bugguma wax ne baykat yi amuñu xam-xam parce que doo fekk koo xamante ni mi ngi judd ci mbay di ci dundal ci njabootam ba fu mu toll nga ni ko amuloo xam-xamu mbay. xam-xam day yokku. waaye xam-xam dafay yokk. surtout nag jamono bi ñu toll nii nga xamante ni contexte bi fixul xam nga contexte bi dafay évoluer changement climatique dafa ñëw yeneen xarala di dugg si yeneen façon mbay di am pour nga jàppale baykat bi pour mu changer doxalin dafa am posture yu mu laaj ci wàllu conseil agricole ci formation professionnelle te loolu du li nga xamante ni nag ci suñu réew yi moom lañ gën a jox gëdd mi ngi mel ni bu ñu xoolee boo doon def tey yi ngay schématiser gëstukat yi mooy recherche ñoom dañuy gëstu bu ñu gëstuwee ba pare te léegi gëstu nekkatul ni ñu ko daan defee avant parce que paradigme yi changé nañ nekkatuñ ci laboratoire yi di gëstu dañuy dem ci terrain bi li ñuy gëstu ñu ngi koy defandoo ak baykat yi di xool lan mooy seen besoin ñu leen ci accompagner waaye échelle yi ñuy intervenir ñun mënuñu jotale ci baykat yépp donc dafay laaj yeneen acteur ñëw jàpp ci loolu noonu jël résultat yi gën ko mën a utiliser ba peut-être mu nekk mise à vulgarisateur bu baax ANCAR dafa nekk loo xamante ni moom dafay lëkkaloo ak ñun bu ñu liggéeyee moom ànd ak moom gunge ka moom mu jàppale baykat yi ñu dem ak ñeneen parce que ANCAR rek nekkatul du moom kese mooy structure de conseil. yaa ngi wax ne baykat bi waruñu ko forcer jox ko ay naan ko lii nga war a jëfandikoo wala lii nga war a jëfandikoo waaye yaakaaroo ne dañu amul pexe rek waaye bëgg nañu parce que fi mu nekk ne gis nañu mbir yi soppeeku na nee nañ depuis lii fi mu nekk ni am nay baykat yoo xam ne yi ci gën a bari. boo demee ci àll bi ñu ngi yore ay fas yore ay uusiin yoo xam ne ñu ngi ko doon utiliser depuis avant indépendance. te fi mu nekk indépendance ak léegi def na juróom fukki at juróom benn fukki at. waaw est-ce que fi mu nekk nii baykat boobu mu ngi yore portable am buy dem diggante gox ak gox dootu jëlati saret oto lay jël. lu tax xarala yu bees yi mënul dugg ci biir tool yi même ci nekkee ne agriculteur bu ndaw la ndaxte soxla na ko. bu baax soxla na ko xarala yi léegi question bu am solo nga laajte waxuñu rek ne par exemple modernisation agriculture baykat bi ci boppam bëggal na ko boppam bu dee modernisation rek mooy mu am jumtuwaay bi koy permettre mu produire plus dundal njabootam jaay parce que li ñu gëstu loolu la wane baykat yi ñu ngi bay di ci dund bu desee am na ñoo xamante ne dañuy bay pour jaay am ñuy bay bu ñu dundee ba pare jaay donc bëgg nañ am plus de productivité donc piliers yi machine mécanisation daf ci bokk motorisation bokk ci waaye loolu dafa laaj accompagnement financier bu am solo te pour am baykat bi nag am accompagnement parce que finance bi am aujourd'hui ci monde agricole bi xam dañ la koy lebal nga di ko fay donc boo lebee ci banque agricole wala nga leb ci microfinance moo xam foo lebee surtout financement yi am boo lebee ba bay ba pare il faut nga am foo ko jaayee li nga jaay mu am rentabilité bu la permettre nga fay sa bor mais bu fekkente ne jot ci xaalis boobu noonu dafa jafe te am na ci baykat yu bari yoo xamante ne duñu mën a jote ci financement yi am moo ci ëpp léeg-léeg nga gis sax ku jot ci financement bi bu jaayee am difficulté gis nañ dégg nañ temps yi passé coow bi amoon ci soble yi donc fi ñu war a mën a intervenir yëpp dafa bari muy financement da ci bokk boo financement bi sax liñ ci gëstu yi liñ ci xalaat mooy ban financement bu adapté ak ban filière agricole parce que am na finance ak filière yoo xamante ni dañu dugg déjà ci contractualisation am na filière yoo xamante ni jotele guñu ci foofu donc en amont travail bi war a mën a am mooy naka lañ mën a def organisation filière wala jàppale baykat yi ba ñu mën a nekk ci structure contractuelle ak ñi nga xamante ni ñooy nekk ci beneen aval bi marché bi pour que li ñu bay ñu mën ko jaay parce que li ngay bay tant que mënuloo ko jaay am ci koom-koom mënuloo am accès financement bu lay permettre nga mun a financer sa agriculture parce que tamit état mënul rek financer gratuitement noonu ay acteurs yoo xamante ni ay privé lañu. maanaam daal organisation bi dafa am solo torop ñu ngi wax waxu jumtukaay yi modernisation waaye organisation bi dafa am solo El Hadj Malick dañuy xalaat naka la ñu mën a am donc benn modèle bu efficace parce que dañu seetlu ne modèle bi ñu am pour le moment wax dëgg yàlla
taxul ñu am productivité bi taxul ñu am li ñu soxla yëpp parce que d'abord dañuy liggéey ci diir wu gàtt ci nawet beneen bi liñ ciy am ndax jumtukaay yi ñuy utiliser du ci bari du tax mu am productivité boo xam ne dañ ciy gis seen bopp beneen bi même ci wàllu ay commercialisation yooyu yëpp dafay am jafe-jafe waaye gis nañ ne yéen am na ay modèles yoo xam ne def ngeen ko am nga modèle bi ñu naan sax ferme naataange ay nit di ci liggéey nga xam ne dañuy dajale lu bari nga xam ne dañuy def aviculture maanaam di bay ganaar di yar ganaar di def arboriculture maanaam di ay garab yoo xam ne day indi ay meññeenteef comme limon wala mango ak yu demee noonu di def horticulture di def grande culture ci pendant nawet gis nañ ne baax na waaye dafa ay benn lay doon naka la ñuy fexe ba li ñu naan passer à l'échelle expérience yooyu nga xam ne baax na ñu fexe ba mu law ba ñu bari mun ci jot mu mun a dugg ci réew mi naka la ñu war a def. loolu Abdallah ñu ngi ci xam nga mbay mi sama jigéen bi mi ngi koy wax dafa bari taxawaay boo jëlee lu mel na gerte tey ci condition yi ñu koy bayee hectare boo bay boo seetee la nga ciy am ci bénéfice ci 150 000 lay toll bu fekkee ni sa tool ñaari hectare la 300 000 nga am 300 000 dundulul famille ci at 300 000 mënoo ci leb bor banque agricole fay ko bu doon dugub day gën a yées kon dafa am réflexion xalaat boo nga xamante ni nii mooy li nga wax ban modèle exploitation tool xeetu tool ci tolluwaayam ak gàncax ga mu war a bay ba mën a génne njariñ lu nga xamante ni nit yi dana ci dund denc ci tabax ci suturalu ci loola nag ñun ban ñu waxee ni ñu fexe leen ndaw ñi dellu si ci bay dañ ni comme ndaw ñi dañoo jóge ci bay ku jóge woon ci lenn boo bëggee mu dellu ca da ngay gëstu la na taxoon mu jóge ca boo xamul la ko ci jële doo ko ci mën a delloo la ko ci jële nag waxoon nañ ko ci wax bu njëkk bi bu fekkee ni da ngay bay 9 weer ci at mi loolu tuuti na la ngay bay dafa dépendre ci nawet bu nga xamante ni nii léeg-léeg da nga ci am njàqare parce que dépendrul ci yow yaa ngi koy wax ci njëlbeenu émission bi ren ñi nga am njàqare parce que météo mi ngi naan sootul day dëgg dëwama ah wax nga ko léegi rendement yi néew na kon am bi day néew boo bëggee soppi il faut que ñu dugg ci xeetu mbay mu nga xamante ni nii ay modèle d'exploitation yoo xam ni day dinde loola lam koy dindee mooy wax naa bu njëkk maîtrise de l'eau bu fekkee ni da ngay bay at mi yëpp dootoo bay 3 weer 4 weer 1 weer ak ñaar ngay bay boo duggee ci rendement yi boo amee matériel génétique bu baax muy semence bu baax am sa réseau d'irrigation bu baax matériel d'irrigation ñu formé la nag comme ni mu ko waxee bu am solo ngi noonu maanaam da ngay gis ni hectare pour nga aménager ko 3 millions 5 mais pour nga former baykatu bi nga xamante ni hectare boobu yaa ngi ko jox 300 000 dana ko former ba mu am formation bu baax a baax mën na noo génne 3 millions 5 yi mais génne 300 000 bi jafe na loola nekk na lu nga xamante ni nii ci li ñu war a soppali ci doxalin investir ci nit ki te bañ a investir ci machine bi parce que nit ki mooy dundal machine ba ëllëg bu machine màggatee mu mën a indiwaat beneen machine kon war na noo investir ci loolu la ANIDA nag tënk daal ni am na fi xeetu ferme yu fi amoon wala fay wax ni boo xamatul foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon ba nu delloo fa nu jóge woon gëstu ko ñu gis ni am na lu fi xewoon ci jamono maam yi tudde woon ko tokkoor ñenn ñi wax toolu kër ñenn ñi naan toog kër daa nekk ci gannaaw kër gi fa la bayum ñam bi fa lañ ko dugale ci Sénégal fa la garab meññeef yi daan nekk nga xamante ni nii guy ga fa lay nekk si déem ba fa lay nekk nangam xewar ba yooyu yëpp pour lay dundal kër gi
fa la sàq ma daan nekk fa la fas wa daan nekk fa la daan defe tamit yarum ganaar yeeg yarum xar yi ku ko mosaana am jarul ngay nooraani daa mën a toog sa kër te problème bi mooy dañoo bëgg a arrêté exode rural kon nu gëstuwaat loola bañ ko gëstoo ñu gis ni mën nañ ko delloo si mais méngale ko ak jamono mooy tool yooyu tóokóor yooyu amul woon ndox nañ ci def ndox teen nan ko moderniser léegi soxlootul machine pour pomper jant bi mooy baag ndox mi te Sénégal ak Afrique sax yàlla daf leen a jox jant bu doy nga def sa maraîchage def sa aviculture am sa bassin boo xam ni da nga cay yar sa jën li wër maraîchage bi nga def ko brise-vent mu nekk ay xeetu meññeef mango wala limon wala orange yu nga xamante ne na koy def ba pare nga am dëkkuwaay ci biir ban ko xayma defar ko nit ki dëkk ci biir toolam parce que day am néeg ci biir toolam danay gagné 4 millions par at xoolal ki nga xamante ni dañ ne woon la ëpp ci la même am 300 000 la mu mën a dem ba am 4 millions xale yëpp soobu ci affaire bi ni danoo soxla moo tax ANIDA demande ya explosé yàlla def état dugal ci loxoom ay bailleurs de fonds dugal ci loxoom ñu mel na coopération espagnole coopération italienne tey ci tey defar nañ ci lu tolloog junni ferme familiale. waaw loolu nag El Hadj Malick loolu rek est-ce que ci ay kayit la wala est-ce que fi mu nekk ni am nay xale yoo xam ne ñu ngi am 4 millions yooyu ngeen di wax. ñi ngi koy am mën naa la ci ndimal ñu bari ñu nga xamante ni xëy na sax ñu ñuy dégg te maa ngi ñaan bu ñu déggee nañu intervenir ci émission bi waxal ko seen bopp parce que ci seen làmmiñ lay gën a dàqee parce que xam nga benn hectare u kaani bu jaaree yoon maa ngi koy wax ci kanamu recherche réew mi yëpp di ma dégg bu jaaree yoon ba mu yegg fa mu war a yeggee nu mu néew mën nga cee am 5 millions ci bénéfice kooku benn mbay la bu fekkee ni tegaat nga ci beneen mbay fekk am nga sa poulailler bu nga xamante ni 500 sujets la bu dee 500 ganaar nga yar jaay ko daa ci am lu mu néew bénéfice 300 000 yu nga xamante ni dafa taxaw nga yar jën boole ca loolu lépp boo ko xayma moo lay jox lii ma la wax moo tax ma ne la loolu du lu ñuy weranteeti nit ñi dañ cee teg seen bët bailleurs de fonds yi teg ci seen bët moo tax coopération espagnole def ci xaalis coopération italienne def ci xaalis BAD def ci xaalis moo tax état du Sénégal tout dernièrement décidé jël 24 milliards jox ko ANIDA pour mu lawal xeetu tool yooyu ci nga xamante ni mu law ci Sénégal te ensuite li ci ëpp solo mooy xam nga Sénégal du lépp état koy def rôle état léegi-léegi ci koom-koom surtout kuréel yu mel nag ANIDA mooy wane yoon boo xasee ba wane yoon am na ñoo xam ne daan ci sóobu te dootuñu laa laaj tey ñi defar tool yu mel noonu ci seen pexey bopp di ko liggéey di ko jariñu te jaariñu ANIDA ñoo ëpp fuuf li ANIDA defar kon wane yoon wa moo doon solo ba xam naa ni boo bajul woon wu ñuy sutura sax anu borom mbaxane mu weex moo xamante ni mi ngi fi te du man li may wax xam na ko kon loola nekk na lu nga xamante ni nii du lu ñuy werante mais beneen xeetu mbay tamit dafa am mooy ANIDA def ni suñuy réew gox yi dañ daan ànd dëkk yi dañ daan ànd di liggéey lu tax ñun ñu bëgg a dem ci exploitation individuelle loola ñu jiggaani woon ci tubaab ya te méngoowul ak sunu xarbaax nan ko bàyyeeg ña ko moom dellu ci sunu xarbaax xanaa loolu ñu laaj ko madame Astou Diaw Camara ndax comme sociologue la moom mu ngi gëstu ci wàll baam waaye itam mu ngi gëstu ci wàll organisation yi au niveau population yi au niveau de la base waaw nag gis nañ njëriñ bi am ci genre modèle yi am ay expérience yoo xam ne wax dëgg yàlla gis nañ ci ay résultats waaye naka la ñuy fexee ba loolu mën a law ba nit ñi gis ko ba nit ñi dugg ci ba soobu ci ak laaj bi nga xam ne jot na ko laaj
am na jamono dañ doon dajale doole yi dajale force yi pour liggéey te loolu gisatuñ ko madame Camara. waaw question bi yombul léegi balaa may tontu sax ci affaire bay en collectif wala individuel wax na présenté na benn mooy ferme bu mu présenté muy lu am solo lu intéressant ci suñu xalaat nag gis yaakaar nañ ne bu ñu waxee modèle agricole fi jamono toll nii ay cohabitation de modèle la ñuy am parce que am benn xalaat yombul sax nga am benn modèle rek ni bii la ñuy modèle bii baax na peut-être mën nañ ko reproduire fépp doo ko mën a reproduire fépp parce que rationalité yi nit ñi am ak bëgg-bëgg yi ñi am ak am fi mu tolloowul modèle ferme bi mu wax ferme intégrée la bu baax la xaw ma ci yaakaar naa ci koom am na lu mu laaj gëstu dina ci intéressant ñu xool boo jëlee recul modèle bii nii ci yan condition lañ ko mën a répliquer parce que loolu lu am solo la parce que souvent dañuy réfléchir modèle ci benn condition économique et sociale donnée fekk nga bëgg ko reproduire feneen te condition économique ak sociale yooyu nekku fa loolu tam nekk na loo xamante ni mooy doon frein en général boo bëggee reproduire ci cohabitation modèle yi mu nekk lu am solo fi ñu toll nii ci Sénégal am na sax ñu ngi wax agribusiness agriculture familiale question bi nekk naka la ñuy def ba mu am cohabitation bénéfique ba nga xamante ni ku nekk di ci mën a gis sa bopp loolu nekk ay gëstu yoo xamante ni war nañ bàyyi recherche mu am jot bu ma waxee bàyyi recherche mu am jot mooy dañuy ñëw rek am modèle bu andi rek ñu gis ko fenn ñu andi ko teg rek ñu ne dañu koy reproduire fekk du ñu jël temps ñu gëstu ñu xool modèle bi lan la am comme avantage lan la mën a am comme inconvénient lan mooy ay frein am lan mooy ay levier ba mënul dox tey fi ñu toll nii ci wàllu modèle yi am na lu ñuy wax agroécologie moom moo dafa sax monopoliser tous les débats fi ñu tell ni te lu am solo la parce que mbayum Sénégal fi mu toll ak suuf si fi mu toll lu ñu war a xalaat la donc bu ANIDA andee ferme naataange te ni ma ko gisee ni ma ko comprendre ni ma ko liire jox na gëdd agroécologie ñu war a xalaataat nag baykat biñ ne agriculture familiale la te amul moyen pour investir dem ci ferme naataange naka lañ ko mën a gungee ba mu mën a def moom modèle agricole mu bay dundee jaay mu durable luy jëm kanam loolu yëpp ñu war ci jox place gëstu pour ñëw nag ci wàllu li ñuy wax action collective. xanaa balaa ñuy ñëw foofu am na benn téléspectateur si ligne bi après danañ delluwaat ci action collective bi. waaw d'accord. asalaamaaleykum. salaam. mbokk mi tur bi naka la. Fallou Dieye. Samba Dieye. Fallou Dieye Fallou fan nga ñuy wooyee Fallou. maa ngi lay woote Ndakaaru. yaa ngi woote si Ndakaaru. waaw ñu ngi lay dalal ci émission saytu bi di déglu sa xalaat itam ci thème bi nga xam ne moom lañ nekk di waxtaane bismillah. Fallou. waaw Fallou de dafa mel ne dafa dem xam naa du demuma maa ngi nii waaw nee naa de ñu ngi lay dalal ci émission bi di déglu sa xalaat sëñ Fallou da ngay wàññi sa télé bi nekk ci biir néeg bi ngay wàññi pour mën a wax ak téléspectateurs yi sa des. maa ngi ko wàññi naa ko. waaw bismillah wax waaleykum salaam wa rahmatullah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi soxna si madame Camara ak Alaaji Malick Sarr ma di ko gërëm di ko sant. waaw bismillah ñu ngi lay déglu sëñ Fallou. waaw dafa am décalage ci kii bi. waaw léegi mun nga wax rek ñu ngi lay dégg bu baax mun nga wax rek. maa ngi nuyu sa ñaari invité yi. di kontaan lool ci thème bi ñu def nii. thème bi ngeen def nii mooy thème bi ëpp solo. ndax xam nañ ni suñ mbay mi ñu néew ñu doole ñu di ko wax agriculture familiale maanaam mbay mi nga xam ni waa kër gi rek a ko yor. ñoom moo ëpp solo ci li ñuy def. kon lu ko gën a jëme kanam lu ko moderniser lu am solo la li ma ci mën a wax nag mooy dama ko vivre ci côté yu bari ndax maa ngi commencé liggéey ci SODEVA nekkoon fa directeur des études di suivre agriculture bi depuis presque ñeent fukki at
dellu nekk administrateur ANIDA gis pendant juróom-benni at liggéey bu am solo boo xam ni réew mi yëpp war nañ koo xam ANIDA def ko Malick Sarr mi nga xam ne mi nga commencé carrière am ca dex ga ca Sayed waraat fépp ci Sénégal ba pare itam xam suñu aada xam suñu cosaan boo déggee ni mu indee ferme naataange daf ko lënkale ak suñu cosaan mag ñi da nga dégg ñu ni tookoor wala toog kër waaw foofu la ferme naataange jóge bu ma ko doon wax ci tubaab dama naan dafa dem puiser ci suñu substrat culturel bi gën a profond économie nag koom-koom boo bëggee mu dox da nga koy lëkkale ak ni nit ñi dundee ak la ñu xam depuis ci seen maam ba léegi mag ñi dañ naan janax li tax mu mën cee génn dafay am pax yu bari boo ko dàq ci bi mu dem ci bële mooy ferme naataange boo jëlee 1 hectare wala 2 hectares nga def ci néeg def ci électricité def ci teen man cee bay maraîchage defar ci ganaar man cee yar ganaar man cee yar xar wala bëy léeg-léeg nga mën cee def nag bu nawetee nga mën cee bay gerte wala dugub wala ñebbe wala basi wala leneen noor bi nga mën a def pisciculture man fa yar jën loolu yëpp boo ko dajalee te am na yeneen yu ci mën a dugg bugguma guddal wax ji loolu mooy pax yu bari yi looloo tax bi mu la nee ferme naataange bi ki ko yor mën na cee am 4 millions ci at mi wala mu ne la mën na récolter ñetti yoon loolu dañ ko dund gis ko foofu nag la réew mi war a jëm xam nañ ni loolu nag mënuñ ko def fépp li mu def ba def junni ci ay tool yu mel noonu mënta wër Sénégal yëpp waaye mën nañ ko tasaare bu baax a baax boo jëlee juróom-benn fukki milliards yi ñuy dugal ci diggante gerte geeg dugub beeg am na solo lool waaye bu ñu yokkoon li ñuy def ci ferme naataange yi léegi Sénégal jóge fi mu nekk te xale yi danañ dellu ci mbay mi bu fekkee ne am nga sa néeg boo xam ne dañ ko karale nga mën a am sa télévision mën a charger sa portable di seetaan sa télévision am say jën mën a am say ganaar ak say nen boo jaaxlee mën a napp ci piscine yooyu yëpp ferme bu demee ba développé daf koy indi te itam li tax mu am solo du loo xam ne dañ ko def benn yoon rek mu yem ci ferme bi bu xasee taxaw mën na dem ba juróom fukki at wala lu ko ëpp mu ngi dépendre ci ki koy yor nu mu koy saytoo moo tax ma di ci encouragé bu baax ANIDA di rafetlu liggéey bu rëy bi mu ci liggéey te itam di woo secteur privé ñu xool li ANIDA di def parce que ANIDA dafa am leneen lu mën a indi mooy li ñuy wax maîtrise d'ouvrage ci tubaab mooy nga soxla tey bëgg a def ferme bu mel ne bi Malick wax nii te ma résumé te ma tënk li mu ciy def nga bëgg ko def nga ñëw ANIDA mën na la ko defal xëy na fi mu ne di peut-être mënagu ko toujours waaye am na nuñ koy dooleele ba nga xam ni dana mën di ko def mu nekk maîtrise d'ouvrage boo xam ne du soxlaati sax presque li ko gouvernement bi jox. jërëjëf loolu aspect la boo xam ni bëgg naa ko Malick gën koo xool moom ak équipe am bi nga xam ni xam naa leen daf leen a tànn benn par benn mu nekk équipe bu soudée bu solidaire yoo xam ni dañu ànd di liggéey ci gannaawam ñuy liggéey bu rëy nekkuñu fa di wax wala di xuloo wala di leneen mais équipe la boo xam ne équipe bu dynamique la. jërëjëf Serigne Fallou réew mi jàppale ko. jàppale bi nag. du rek yokk budget bi loolu gouvernement baa ngi koy jéem a def. jërëjëf Serigne Fallou ci contribution bu am solo bi effectivement nee na jaaraat na rek ci li Seydi Hadji Malick jotoon wax
ne ci biir ferme naataange bi nit ki dana comme ni mu ko waxee rek ay pax yu bari comme ni ko jinax bi di defee da nga am fii su doxul sax fële mën a dox waaye ñu dellu siwaat ci madame Camara ñu ngi doon am na lu Seydi Hadji Malick jotoon wax sànq mu ne bu njëkk nit ñi dañ doon dajaloo di liggéey est-ce que loolu cette action collective là elle peut revenir mun na dellu si waaw man loolu ci fànn bi ma ci bëgg a waxtaane mooy solos action collective lan moo tax lëkkaloo bi lëkkaloo baykat ci war a def war a mun a def nekk lu am solo parce que comme xam nañ ni li ñuy wax agriculteur familial yi ñi ci ëpp dañuy xaw a néew doole ba pare dafa am lu ñuy wax ci tubaab dañu émietté maanaam dañu tas boo xamante ni pour ñu nekk force organisation da ciy baax organisation nag man duma àgg sax ci bay bu njëkk bañ daan bay collectivement mais ci wàllu développement dafa fekk yàgg na ñu teg mu am proposition yi am ci coopérative agricole wala bari na ay xeetu tey jii boo duggee ci monde agricole Sénégal bi di nga fekk fenn coopérative fekk fenn GIE boo demee si vallée bi union yaa ngi fa association yooyu yëpp nekk lu am solo lool parce que dafay tax ci bu ñuy wax chaîne de valeur bi wala ñu ne mooy filière bu ñu koy boo ko bëggee yokk performance am baykat yu ndaw yi nga xamante ni ñoo war a mën a lëkkaloo pour liggéey bu ñu bokkee nekk ci association wala ñu nekk ci coopérative mën na yokk seen doole pour ñu mën a def mën a jot ci intrant yi mën na yokk seen doole pour naka la ñu mën a def ba mën a jël seen produit yóbbu ko ci marché ñu jaay ko mu am nag fu lu am solo aussi foo xamante ni fa la organisation di ñëwee xam nga état du Sénégal depuis bi ñu indee la nouvelle politique agricole encadrement technique ni mu amee woon amoon solo amoon doole bu baax wàññeeku ñu andi lu demee ni ki ANCAR mu taxaw mënatul a mate fépp dañu gis ne gox-goxaat ak baykat yi nga xamante ne ñoo nekk en association ñoo nekk ci kuréel ñooy ëpp opportunité ñooy ëpp chance gën a xelalante seen biir ak am opportunité yu leen jàppale ñooy tane ñi nga xamante ni bokkuñu ci kuréel yooyu te loolu nekk lu am solo lool moo tax tey ji fi accompagnement toll ñëpp a ngi andiwaat sax waxu coopérative parce que coopérative dafa nekk association de bu xamante ni statut bu am importance la bu mën a tax baykat bi bu ñu la koloowee jàppale leen day yomb comme ni ma waxee sànq damay répété waat sax mais dinañ mën a boole seen ay dërëm buñ ko boolee dem ci banque de semence bi wala ñuy dem si banque mu lebal leen ñu mën a am semence à temps bu ñu nekkee groupe noonu aussi ci la ñuy mën a négocier facilement avec des transformateurs ci la ñuy mën a jaayee seen producteur donc loolu nekk lu am solo waaye gis nañ ni am na jafe-jafe bu ci nekk ci filière yu bari pour organisation yooyu mën a taxaw ñun jafe-jafe biñ ci gën a nemmeeku nag ci wàllu naka la ñuy bëgguma wax xam-xam mais formation ak gunge bi ñu leen war a gunge ñu xam naka la ñuy taxawee naka la ñuy gérer seen association naka la ñuy mën a nekkee positionné wu en vrai acteur de développement foofu mooy am ay jafe-jafe am na fi nag ay association faîtière yu mag yoo xamante ni seen liggéey dañuy def liggéey yu mucc ayib mais loolu lu am solo la ma yokk ci benn affaire rek balaa may pare dafa am ay gëstu yu ñu doon def ci benn gox ñu gis ne foofu agriculteurs yi nga xam ñi amuñu doole certes ñu ngi ci agriculture familiale waaye dañuy am ay performances yu élevées bi ñu defee gëstu yi li ñu gis mooy ne dafa am ci gox yooyu noonu ay organisation de producteurs yu am ay relais conseil agricole yu leen di gunge ci seen ay tool di leen di gunge ci li ñuy wax conseil de gestion mooy toog ak baykat bi waxtaan ak moom ci naka lay gérer exploitation ba mu am lu ñuy wax compte d'exploitation mu am suivi mu xam ne moom mu ngi bay gerte di bay dugub lii la am ci ay hectares waxtaan boobu muy séq ak relais boobu nga xamante ni organisation bi moo ko formé dafa tax baykat bi am recul ci exploitation xam moom tey jii bu waree changer wala bu waree uti crédit agricole fan la koy uti loolu nekk lu am solo loo xamante ni bu tey jii bu organisation yi maye woon duñu mën a maye territoire bi yëpp mais bu ñu bari woon dinañ mën a jàppale daal foo xamante ni loo xamante ni état mënu ko matale
mooy ci wàllu conseil agricole bi. jërëjëf am naa danañ jëlee soit ci waxtaan bi am ñu dem déglu sur benn socio anthropologue bu tudd Papa Faye boo xam ne itam dafay gëstu ci wàll mbay gëstu itam ci wàllu modernisation bi moom tam mu am ci ay xalaat ñu déglu ko dellu soit ci plateau bi. ni mbay di doxee niñ koy doxalee si wàllu famille yi waxoon naa ne il faut loolu il faut ñu taxaw si. je sais que organisation paysanne yi kuréelu béykat yi ñu ngi si liggéey lu mel ni ay CNCR ay FONGS yooyu vraiment ñu ngi si liggéey je connais un des programmes d'ailleurs de la FONGS à un moment bu doon dimbale exploitation yi bokk si ñoom pour ñu xool nan la processus de prise de décision par exemple ban semence nan la fan la ñuy allouer les spéculations selon suuf si ñu am. donc cette modernisation de fonctionnement wu nu muy doxee daal exploitation yi yaakaar naa loolu c'était le premier niveau. beneen niveau bi mooy suuf si boppam jot si suuf waaye fexe ba suuf si ñoom ba nga xam ne wóor na ba tey nga ko keneen mën na ko jël si sa loxo parce que moo la ëpp xaalis wala moo la ëpp réseau. donc loolu aussi ñu tuddee ko sécurisation foncière je pense que loolu aussi aspect boo xam ne bu am solo la. beneen bi dama ne woon mooy dooleel béykat yi ba nga xam ne dina mën a jël xaalis def ko si agriculture pour mën ci am dara ñu tuddee ko capacité d'investissement te loolu nag pour mu am il faut que mu am accès au financement. donc diversifier mécanisme de financement yi ba nga xam ne bu bëggee commence tàmbale nawetam dina am lu mu mën a jëndee engrais su ko soxlaa fu mu mën a jëndee ay semences ay jiwam fu mu mën a jëndee matériel bi nga xam ne moom lay liggéeyee surtout ay équipements agricoles loolu yaakaar naa ne bu ñu ko liggéeyee ba nga xam ne béykat bi bu ko soxlaa mën ko am sans aucune inégalité parce que boo xoolee am na zone yoo xam ne ñoo gën na yomb ci ñoom ñu am financement que yeneen zone yi su ma jëlee sama zone bi muy dëkk fi bassin arachidier li mel ni zone Fatick c'est plus difficile pour man pour ñun ñu jot si financement que quelqu'un ki nga xam ne moo ngi si vallée du fleuve Sénégal parce que foofu il y a des aménagements hydro-agricoles il y a tout un mécanisme pour encourager que paysan bi dem jëli financement comparé ak suñu zone par exemple donc ça c'est aussi des mécanismes c'est des aspects yi nga xam ne yaakaar naa il faut ñu régler ko pour ñu bëggee vraiment loolu ñu agriculture du Sénégal gën a en tout cas nit ñi jàpp ne mën nañ ci tekki. formation comme ni ma waxoon am na si solo sensibilisation d'abord pour nit ñi xam ne agriculture am na solo mais woon leen aussi à travers yenn formation yi surtout à certaines technologies yi quand même yaakaar naa loolu lu am solo ndax agriculture léegi mënuñ ko def sans xarala yu bees yi. donc xarala yu bees yi il faut mu ñëw di jàpp si agriculture da ngay gis booy xool yeneen dëkk yi am doole yi ñuy dootoo gis nit ñi yor seen engrais di sànni di kii avec tous les problèmes sanitaires que ça implique ils ont leur drone yooyu noonu quoi ay pesticides yëpp avec des drones donc mënuñu continuer di def agriculture sans l'utilisation de technologie yu bees xarala yu bees yi ko ni ko olof di waxee yaakaar naa yooyu itam il faut ñu liggéey si loolu nag dafay laaj état bi aussi fexe ba nga xam ne organisation paysanne yi maanaam kuréelu béykat yi di bénéficier ci programme d'état yi programme public yi ñu am yëpp vraiment ñu fexe ba nga xam ne béykat yi dina nekk un cœur parce que man comme li ma waxoon léegi man gëm naa ne ki gëm agriculture def ko métier ma financé ko moom ma gënal ma financé koo xam ne dafa toog fële di xaar opportunité de financement. dama dégg ay des centaines de milliards qui ont été annoncés par le président de la République pour la création de l'emploi pour les jeunes. Essayer de voir peut-être ñoom est-ce que ñoom am nañ ci loo xam ne jot nañ ko ci pour renforcer un peu le budget surtout l'ANIDA directeur de l'ANIDA et su ko amee est-ce que moom mu ngi xalaat nu mu mën a lëkkaloo ak les organisations paysannes comme je disais qui ont des collèges de jeunes par exemple je pense au CNCR qui a un grand collège de jeunes donc convaincus par l'agriculture mais aussi xam di agriculture yan xeetu lëkkaloo lay def ak ñooñu boo fexee di mu ci jot wala moom lu mu am ci am budget personnel am sax mu mën ci jàpp ci ñooñu. moo doon Papa Faye socio anthropologue mu am laaj boo xam ne daf ko laaj directeur ANIDA mu ne def ngeen ay expérience yu am solo xàll ngeen yoon bi waaye nee na itam est-ce que fi mu nekk nii jot ngeen ci programme état bi ay koppar yoo xam ne dana leen dimbale pour ngeen mun a jàppale ay jeunes yoo xam ne surtout dañ nekk ci ay kuréel comme jeunes yi nga xam ne ñu ngi nekk ci CNCR. waaw dama koy gërëm xam naa ni ci liñ doon wax sax jotuñu woon ay gëm madame mi ngi doon wax ci modèle yi modèle yi ANIDA di développé du benn laa jot a tudd muy ferme familiale naataange bi ñu jële ko ci Tokóor mais am na beneen bu ñu tuddee waar wi parce que xale yi bu ñuy wax ni maa ngi liggéey danaan maa ngi dóor waar wala wolof ni jàmbaar ca waar wa ñu ne woon kon waar war naa nekk lu nga xamante ni lu ñuy dundal ci Sénégal la
dañuy dajale fukki xale ku nekk am sa ferme familiale mu nekk benn espace circulaire bu leen installé ku nekk am sa tool am sa néeg nekk sa buntu tool ngeen am seen penc muy seen foyer boo xam ni fa ngeen di daje di añ di reer di waxtaan di seetaan télé comme ni ko Fallou doon waxe am accès ci nouvelle technologie yi mais en même temps forme solidarité agriculture solidaire ñun ko xamee ñun ci sunuy baaxu maam tamit ñu def ko bu kii waree repiquer tamaatam juróom-ñeent ñi ñëw jàppale ko bu kii waree 8 pombiteer waree sulli pombiteeram juróom-ñeent yële ñëw jàppale ko kooku modèle waar yu leen ko tuddee am na tamit ferme villageoise maanaam ñeenti dëkk ñetti dëkk rayon 5 kilomètres ñu boole leen lëkkale leen defaral leen benn ferme 15 hectares ñu àndandoo liggéey parce que ànd liggéey ñun loolu mooy sunu mbaax te boo gisee capitalisme moderne sax léegi mi ngi tijji capitalam pour que employé yi di jël prise de capital xam nan mbaax gi nekk ci ànd ñun nag dañ caa juddu mu bokk ci ñun kon roy moo taxoon ñu bëggoon ko bàyyi mais ñu delloosi ko mais pour toot fay li mu wax lu am solo la état jox nañu 23 milliards ñaar fukk ak ñetti milliards ci ñetti at yi di ñëw commencé nañ ko ren ci mois de juillet bi fii ma tolloog yéen ci diggante juillet ak tey yi may wax ak yéen def nañ étude d'exécution projet yi sélection des sites dossier d'appel d'offres lancé ouverture des plis ba ñi nga nekk ci dépouillement pour que septembre travaux yi mën commencer loolu ça a été un record exceptionnel parce que loolu lu ñuy def ci attaque lu topp la ñun ñu def ko ci lu matul ñaari weer daanu liggéey ak CNCR ban ko commencé yàgg na ba am convention moom mais ci biir programme bi dama koy wax parce que ñëpp nga ñuy dégg moo ko laajte président Nazirou bu CNCR jot naa gisee ak moom ba mu yónnee ba liggéey ak moom ci programme bi ba ñu jox ma ñoom ñi nga xamante ni nii seeni membre lañu te duñ doon bëgg ñu sóob leen ci programme bi parce que ci programme bi am na 1300 fermes familiales yu ñu ci war a réaliser mooy li nga doon wax passer à l'échelle maanaam nekkoon ci ñeent fukki ferme gis njariñ li ni léegi nag dafa war a yaatu état ci financement bi 1300 la ci def 1700 Proval financement BAD def ci 320 kon fii ak ñaari at 2000 fermes familiales déjà ci ñaari programme yooyu ñaari junni ferme familiale taxaw na njariñ li nekk ci yooyu yëpp am na beneen modèle bu ñuy wax aire agricole émergente maanaam fekk bërëb bu nga xamante ni nii nit ñi xaarañu état ña nga fa nekk gis nañ ni ndox ma sorewul suuf sa baax na te amuñu leneen lu ñu yaakaar lu dul mbay ñu nekk ci kër yi di baak di def aracheyaan ñu ni bal ngaa romb ki nga xamante ni kat xaarul état keneen ka ma nga toog di xaar kooko jàppale ko ñooña boo demee tey fu dem mel na ceeb boo demee fu mel na ngeexoox boo demee fu mel na seeseen dañ leen fay fekk organiser leen defal leen forage ñu mën di am ndox nin ko bëgge te dootul nekk sayaan mu nekk solaire du dootu ñu jëndi gasoil bu dee fu mel na jandeer gi ci Thiès boo fa demee sur 4000 hectares yoo xam ni dañ koy def soble dañu amoon problème mu transformateur ANIDA ñëw jàppale leen pour ñu am transformateur boo xamante ni agriculteur bu nekk dana ci mën a connecté wu ñu bay seen 4000 hectares yooyu yëpp ay modèle la te pareeguñ ci modèle yi moo tax man la dañ koy saytu ànd ci nag ak ISRA pour que ñu xool li nga xamante ni nii njëlbéen la luy door di judd du sotti at mu nekk ñu gis ci lu nga xamante ni nii war nañ ko yokk yaatal ko mais boo gisee li nu boole dafa mën a ànd bu ñu la nee tool bi yaa ngi doon wax agroécologie dafa nekk ci xolu intervention ANIDA tey tool yi ñuy defar muy ferme villageoise dafay am forage ñu clôturer ko xam nga lan lay utiliser pour ay vivre ah lii wër tool bi lii wër tool bi mu nekk en même temps pour xeex ngelaw li moringa lay nekk
muy nebedaay yow xam nga njëriñ li nekk ci nebedaay léegi bi may ñëw rek directeur laboratoire nutrition bu Cheikh université Cheikh Anta Diop mi ngi may wax benn étudiant buy soutenir thèse am altine te mi ngi ko defee ci ferme Sagna bu ANIDA defar bi Pape Faye di wax léegi li nu génnee ci tool yëpp ci xeetu nag ci xeetu ganaar yooyu yëpp ay toolu ANIDA la yooyu yëpp ñoom dañu étudier sur un échantillon de 100 femmes en début de grossesse alimentées avec du moringa avec des œufs avec du poisson ak patate bu xonq bi patate bu chair orange chair orange lan lay jur ci seen wér gu yaram ak lan lay jur ci yokk xelu xale bi am na ku ci jotoon de soutenir thèse am juróom lañu ñaareel bi altine lay soutenir thèse am kon ñun ci loola ña nga cee ànd ak ISRA ñu ngi ciy liggéey ak ISRA ñu ngi ciy liggéey ak université Ndakaaru mais passage à l'échelle bi mooy doon loo daan def ñeen fukk ñaari at yi di ñëw ñun la def ci ñaari junni beneen bi ma ciy teg nag mu am solo te ñi ngi koy wax ci wàllu financement bi daf ci am solo xam nga man mii di wax ak yow ci approche filière xam naa ni bu doon rek man dafa gënut maa di wax naan man dafa gëddën dañu koy tere ñun wante nag il faut que ñu wax histoire li may wax tamit ñëpp ngi koy dégg ñi gëm filière jikko taxawal yoo taxaw doxalinu filière ci Sénégal ci laa bokk filière tomate industrielle bale ci vallée du fleuve Sénégal man mi maa ko taxawal filière riz comité interprofessionnel riz CIRIS man maa ko taxawal comité patate douce man mi maa ko taxawal association des producteurs d'oignons de la vallée man mi maa ko taxawal kon ku gëm loola soobu ca te la ma lay wax ëpp na fukki at ak juróom booba kenn xalaatu ko ñu may tuddee le filiériste booba yaatagul ci Sénégal kon loolu gëm nañ ko ba nga xamante ni dañ ni ñetti junniy ferme familiale yi taxaw dañ leen di lëkkale ñu nekk seen coopérative par région di seet nan la ñuy saytoo seen doxalin pour di am seen semence ak nan la ñuy saytoo seen doxalin ci wàllu agroécologie pour que lu ñuy produire nekk lu nga xamante ni nii du am benn pesticide doxalin bi mën a nekk ci luy déboucher ci lu tubaab di wax labellisation maanaam loo xam ne ni ku ko gis ni kii kët amul lenn luy lore loola lépp ANIDA sóobu na ci ak coopération brésilienne def ci ay jéego ba nga xam ni le premier centre de certification qualité maanaam bu nga xamante ni de la sous-région géré boo xam ni ay agriculteurs ñoo koy géré ANIDA moo ko njëkk a taxawal. waaw danañ dellu si waat rek yow El Hadj Malick ndax dafa am benn téléspectateur bu nekk si ligne bi asalaamaaleykum. salaam. sëriñ bi tur bi naka la. man maay professeur Ngagne Sène président du conseil d'administration de l'ISRA. ah waaw monsieur le président est-ce que mun nga ñu wax sa contribution rapidement parce que temps bi nag fi mu nekk nii dafa xaw a daf ñu xaw a naj daf ñu xaw a xoj tuuti bismillah. waaw xanaa rek nga may ñetti minutes mbaa ñeent rek. waaw may naa la ñaari minutes bismillah. ñaar wala waaw xanaa gërëm la rek di yow mi animé émission bi di la xamal ne yow tu es maître de l'agriculture. alors di la gërëm bu baax mais nga may ma rek ma gërëm rapidement suñu kàngam yooyu topp muy Malick Sarr. Malick Sarr defe naa ne ko wax Malick Sarr mooy monsieur ANIDA li mu def ci réew mi rëy na lool bari na lool di gërëm suma jigéen di suma lépp di Astou Camara yore BAM ISRA ñu koy wax jigéen ji mën góor et à travers elle di remercier tous les chefs de l'ISRA ma bëgg a wax rek ne vous êtes sur le point d'une bonne modernisation et modernisation de l'agriculture yaakaar naa ne ku ne gis na li ci président de la République def moo tax ba ma bañ ñu wax ñu ne doo mën a yee ñu ne da ngay warax mais man dama bëgg ñuy tàmbalee mbir mi fu mu tàmbalee parce que ISRA bii ñuy wax tey demoon na ba suux su ko suqali mooy président la bi def ci ay moyens yoo xam ne tey Sénégal yëpp teg nañ seen bët boo demee tey on est dans le blé dur blé tendre boo demee tey dans le bassin arachidier ñu ngi béy ceeb ci bassin arachidier bi di ko góob nga ne paysan bi kon day béy ceeb béy dugub béy gerte ça c'est une modernisation
mais non seulement ça mais xoolal li ñu def au niveau de la mécanisation de l'agriculture et j'avoue que avant 1912 avant 2012 du moins combien de tonnes nous avions pour les semences sélectionnées 40% de semences sélectionnées n'étaient pas distribuées. Aujourd'hui, nous sommes presque à 50-55% de semences sélectionnées grâce à la performance des données. Kon ñu gërëm rek d'abord président bi li mu ci def tey jii la mécanisation de l'agriculture n'est plus à démontrer bu jëkkoon da ngay béy ba 1 heure 2 heures ngay xool ker gi fi mu toll tey ci paysan boo woo 11 heures mu ne la wàcc naa tool loolu c'est une mécanisation de l'agriculture mécanisation boobu nag c'est ça qu'on appelle la révolution agricole et moi je dirais que Macky a révolutionné l'agriculture. monsieur le président comme yàlla def na nga dugg ci biir émission bi te yow yaay président conseil d'administration bu ISRA. waaw xam nañ ne kenn mënul wax modernisation te recherche bokku ci. parce que recherche bi moom ci au niveau de tous les maillons filières bi. depuis ca semence bi nga tudd. ba ca commercialisation recherche daf cee ne. waaye dafa am lu ñu seetlu quand même. ISRA. am na ñeent fukki at ca gannaaw la ëppoon ay chercheurs ak 2021 bi ñu nekk ni te fi mu nekk la population yi gën a bari problème yi gën a bari ci dérèglement climatique yeeg yooyu est-ce que fi mu nekk ni pare ngeen pour gën a yokk moyen ISRA parce que wax dëgg yàlla institution bu centrale la si sunu modernisation agriculture sunu agriculture tout court. jërëjëf loolu mooy point essentiel bi ce qu'il faut dire c'est exactement ça et à travers cette émission moi je demande à son excellence monsieur le président de renforcer et de renforcer davantage les moyens de l'ISRA parce que ISRA buy am léegi ak ISRA bi amul nekk bokkul parce que la production était limitée tey jii ñu ngi sur toutes les données sur toutes les lignes en conséquence nous avons fait des fermes semencières yoo xam ne tey suñu fermes yi suñu leen équipé ma ne da ngay toog sa kër taal sa téléphone mu arrosé la nga bëgg a couper mu couper kooku c'est la modernisation donc et ferme yooyu on en a fait 7 fermes semencières à travers le Sénégal te ferme yooyu tey équipement moo ci des pour que ñu mën a fonctionner pour mën a produire les différentes variétés boobu nga xam ne paysans moom lañ soxla kon léegi à travers cette émission moi je lance un appel à son excellence monsieur le président de bien regarder et de bien voir ISRA parce que tey su ISRA taxawee tey moom moo tax ISRA taxaw moo tax moom lay wax ne damm na gopp damm na ileer damm na konko tey on va vers la modernisation nag mënuñu ko def sans pour autant produire des semences de qualité. jërëjëf produire semence yi nag. li nga wax mooy dëgg nañuy jàppale bu baax a baax ISRA mën a def. jërëjëf président conseil d'administration bu ISRA monsieur Ngagne Sène Seydi Hadji Malick sànq wax nga tudd nga zone yi nga xam ne yi ngi fay intervenir wax nga Loul Sessène wax nga fële Jandeer ceeb est-ce que am na yeneen équité territoriale bi nga xam ne ñu ngi koy wax est-ce que fi mu nekk nii ci yeneen gox yi Sénégal yëpp yaa ngi fay intervenir. waaw ñun ci sunu intervention dañ ci dugal li nga tuddee équité territoriale maanaam ñun dañ jàpp ni kuréelu état lañu waruñu wujjee ak beneen kuréelu état dana war a seet nan la ñuy lëkkaloo ku nekk ca lan ko dénk ak la mu am xarañ buñ ko boolee mu nekk njëriñu askan wi moo tax ñun bi ñuy intervenir ñu ni kat dañuy développer irrigation ñu ni buñ jóg naan ñun rek kay def irrigation sayta ñu jiitu ci irrigation ëpp na juróom-benn fukki at Sodaagri yi ñu ci jiitu irrigation ëpp na fanweeri at kon ñooña fanu nekk di fa liggéey bu nu dem foofa naan dañuy compétir ak ñoom ña nga fa xam nan ko mën nan ko wane nan ko nan leen fa bàyyi ñu gën leen jàppale comme ni ñu war a gën a jàppalee ISRA ñun ñu ni nanu dem fi nga xamante ni nii irrigation dugg gu fa woon fan la irrigation duggul woon Sénégal dañ jàppoon ni fu amul dex kenn mënu faa irriguer te boo jàppee région yi amul dex yu nekk ci kaw suuf moo ëpp fuuf ñu ni nanu wane foofu ni nit ñi mën nañ faa irriguer moo tax sunu intervention ci région centre yooyu nga xam ne amuñu dex fa la gën a yaatoo bu nu demee nag ci gox yi nga xamante ni nii comme nord la sayete nga fa du nu dem di dugg ci mbayum ceeb bu nu demee dans le nord
par exemple defar nan fa benn ferme aquacole piscicole boo xam ne 25 hectares la mooy ferme piscicole bi gën a rëy ci sous-région ouest africaine ñu fay yar jën waas ci 25 hectares d'un hectare tey ci tey ma nga foofu boo seetloo toujours dama lay wax xam nga gëstu il faut que nga nekk nit koo nga xamante ni da nga xaw a tëradi pour gëstu ñun tamit dañuy gëstu boo seetloo ñu ni chèvrerie maanaam yar bëy ñëpp gis ñi bëy gaawee ci yokku lu tax Sénégal duñ ci sóobu jéem a seet nun ko organiser te boo demee ci dibité yi li ci ëpp li lay yaay yàpp bëy la nekkte ñu ni waaw mais pourquoi du ñu seet des modèles d'élevage de chèvrerie boo demee tey Ourossogui ANIDA def na ko fa parce que zone Sahel la au lieu que ñuy def ceeb foofu programme nekk fa aussi ñu dem defi loola loolu la ANIDA di def mais ANIDA est présent dans les 14 régions Sénégal yëpp mais dañu seet fa mu ni ko fay doon waxee fa mu yaatoogul ñu dugal ko fa pour mu gën a yaatu mais en même temps dafa am lu am solo loo xam ne bu ma ko waxul sama wax dana xaw a gëll góose tey junju nga ko soxna si junju na ko muy ci problématique du financement Fallou tamit tudd na ko Fallou Dieye moom nekkoon na directeur général Sonacos 80 milliards ñu koy dugal ci subvention exploitation engrais semence boo toogoon benn at dugaloo ko day mel na mosoo koo def ñu ni pourquoi pas subvention ci secteur productif socle productif bi nga xam ne boo ko subventionné tey forage boo ko defaree fanweeri at boo dellu see forage baa nga fa loola nag ñu ni nanu lëngale ñaar yëpp subvention à l'exploitation mais subvention à l'investissement gis nga ferme yi ma la tuddal léegi soxna si mu ferme naataanga yi dafa am subvention à l'investissement promoteur bi dafay lamb poosam dugal ci investissement bi état jàppale ko ci beneen boor bi ñu lëkkaloo nag waxtaan ak juróomi banque ñu d'accord ci ni lii doxalin wu rafet la doxalin wu amal njariñ réew mi la banque yooyu signé ak ANIDA convention képp ku war a joxe sa 30% yi nga war a joxe wala 50% ci yenn cas yi selon sa taille bu boobaa banque bi moo la koy jox doo lamb sa poste génne ko mu nekk loolu doxalin bu bees boo nga xamante ni nii aussi subvention à l'investissement pour les économistes il est prouvé partout au monde que moo ëpp vertu fuuf moo ëpp ngëneel fuuf la subvention à l'exploitation socle productif buñ ko taxawalee nag comme li nga wax mu yaatu comme ni mu yaatoo léegi xam nga ci ñaari at nga ni ñaari junni ngay defar te ba ñuy door di commencer ci juróomi at ñuy defar ñeent kon buñ fekkoon ni ñi ngi doon dox léegi mën naa wax ñi ngi daw mais bu ñuy daw nag danoo bañ a war a bàyyi xel ci lenn mooy li soxna si wax formation mi ngi doon tudd relais yi ñun war nañu Sénégal yàllaa ko def ci at relais technique Sodefitex moo ko inventé avec sama xarit Bachir Diop maanaam di tànn ci biir baykat yi boo leen tànnee ba ñu war a liggéey ci biir tool yi nga def ko école de formation professionnelle seet ci biir baykat yi ñoo xamante ni seen njàng egg na foo nga xamante ni nii boo leen formé ñoom daanu wëlbatiku di mën a encadrer seen naataango yi nga xam ne ñu ngi ci biir tool yi yooyu ay doxalin la yoo xam ne tey ANIDA donte sosu ko mais gis na ni ngëneel la jël nañ ko dugal nañ ko ci suñu programme dañuy former ay relais technique loola nekk lu nga xamante ne am solo mais maa ngi commencé woo doon la wax ni la moringa bi mooy wër tool bi mais léegi ci diggante mbay mi parcelles yi dañ fay defar tamit lu nga xamante ni mooy téere ngelaw li ba tey xam nga lan lan dugal boobu benn xeetu gàncax bu ñuy wax maral falfa boo xamante ni day dundal nag yi boo seetloo tool yi ANIDA di defar léegi dafay boole nag yu am meew race Gergès bi gis nga ko ñu ciy liggéey ak laboratoire bu ISRA ci liggéey bu am solo
tey ci tey boo demee dans la région sud ISRA yóbbu na fa juróomi thésard ak école vétérinaire yoo xam ne ñi ngi liggéey seen thèse ci loolu parce que dañ ni woon mouche ZZ dans le sud ak ci nag yooyu dafa leen di gaaw a rey mais technologie bi yokku na léegi pour ñu def ay pièges yu napp mouche yi ensuite am na garab yu nga xamante ni tey ci tey feebar ba muy jur ci ñoom boo ko piqûre dana ko wàññi ñu ni kon war nañu def défi jéem a seet nan la ñuy dugalee nag yooyu ñu ànd ci ak recherche lëkkaloog ñoom dugg ci ak ñoom ba tey ñi ngi am résultat tey ci tey gis nga ko nit ñi ñi ngi jël machine di rattal seen bopp nag yi di joxe 20 ml meew parce que buñ bëggee dem nag compétition parce que àdduna compétition la nga bëgg a jaayanteeg meew ki nga xamante ni nii nag wu nekk ma ngi cay génne 1 litre yow sa nag di génne 1 litre du nga doo jarle mu. jërëjëf El Hadj Malick am na beneen téléspectateur bu nekk ci ligne bi danañ dellu si waat asalaamaaleykum mbokk mi dafa mel ne kooku dem na madame Camara li El Hadj Malick directeur général ANIDA wax nee na am na yenn gox yoo xam ne ñoom buñ fa bëgg a dem def compétition ak yeneen i kuréel dafa wane ne am na kuréel yu bare yu nekk ci réew mi yoo xam ne ay kuréelu état la waaye itam am yeneen ay ONG ñëpp di am benn client rek mooy baykat bi naka la ñuy fexe ba rationaliser maanaam fexe ba li nga xam ne ñu ngi koy jubal ci baykat boobu lépp ñu wan ko waxtaane mun a méngoo pour mu gën a mun a am efficacité parce que sinon dañuy gis ne dañuy utiliser ay moyens yu bari te yenn saa ay résultats yi du ci ñëw waaw xam nga question bi dafay dellu ci question bu njëlbeen bi rek mooy ne agriculture Sénégal ñu ngi ciy def moyens yu bari ñu ngi ciy def xalaat yu bari waaye terewul ba léegi def xajaat ci parce que def xaj ci moo tax acteurs yi bari territoire boo dem fekk fa ñu bari ñuy agir ñun en tout cas ci suñu ay gëstu gis nañ ne li ñuy wax coordination ak articulation des interventions war na lu war la suñu xalaat nag nee nañu comme loolu moom dafa war a mën a nekk ci échelle yu bari parce que échelle bu njëkk bi nga xamante ni fa lañ war a njëkk a defee coordination bi mooy échelle nationale te échelle nationale am nañ ministère de l'agriculture foofu moom coordination bi fa war ministère mi ngi koy def à travers ses services et cetera du ñàkk nag mën na gën a yemb parce que programme yi rek programme état yi bari nañu lool ONG yi bari nañu lool acteurs yi seen bopp yi uti da ngay léeg-léeg nga ñëw si gox sax fekk fa ku fay intervenir koo xamante ni yeneen intervenants yi sax xamuñu lan lay def donc loolu yëpp mu nekk ay affaires ay constats yu ñu def mais ci suñu gis-gis tam xalaat nañu ne bu fekkente ni dañu def li ñuy naan coordination à l'échelle de territoire loolu war a nekk lu am solo te loolu dafay andi rôle collectivité locale xam nga Sénégal dem nañ décentralisation bu ñëw ci acte 3 commune boo dugg am na li ñuy wax plan local de développement te plan local de développement moom mooy kayit bi nga xamante ni téere bi nga xamante ni waa commune bi ñoo ko tëgg wax na ñoom seen développement fii la war a jaar ak fii la war a jaar te ci biir développement boobu agriculture mbay am fa lu am solo li ñuy jaaxal nag ñun mooy léeg-léeg day am plan local de développement bu tracé ay yoonam yu leer mu am intervention yu bari yu ñëw yoo xamante ni doo leen gis ci biir plan local de développement bi te mooy échelle bi gën a pertinente pour def articulation moo tax ñuy ñaax en tout cas ISRA te ma def benn digression parce que ISRA suñu PCA dugg na sànq wax njëriñu ISRA buñ ko doon wax jar na émission beneen te maa ngi lay ñaan xanaa di ñu may beneen émission ñu ñëw toog fii rek waxtaane ISRA daf comme sama naataandoo ngi bu ko defee dinaa mën a wax ISRA lii wala sama beneen collègue dina mën a ñëw sax def loolu du ma dugg ci foofu tey mais li ma bëgg a wax rek mooy ISRA dañuy def gëstu yu bari ni mu amee ñuy gëstu ci wàllu jur gi ak ci wàllu semence noonu la amee ñuy gëstu ñu mel ni ñun comme BAM nga xamante ni c'est plus sur économie géographie moo gën a soft te wàllu gëstu boobu ñun dañuy def li ñuy wax accompagnement mooy dañuy accompagner les producteurs mais dañuy accompagner exclusivement ñu may rek téléspectateur bi dafa mel ni ñëwaat na téléspectateur muy sunu mujjeelu téléspectateur ñu dellu si yow asalaamaaleykum mbokk bi
maaleykum salaam. sëñ bi tur bi naka la. Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye ñu ngi kontaan ci li nga dugg ci biir émission bi waaye nag presque waxtu bi dafa xaw a jeex. ñu may la rek nga tënk sa contribution. nga bokk nga participer ci émission bi bismillah. Babacar Ndiaye laa tudd nekk chef de village ca Colobane département Gossas. jërëjëf. di wax ne ANIDA ñëw na fii. liggéey bi ñu ngi koy rafetlu. xaw ma yaatu loolu moo tudd ci ci nombre na tas na ci biir Sénégal ñun duñ ko weddi ndax am nañ suñ bos. xale yi nga xam ne mënuñu woon a dem wala ñi daan dem fenn dugg nañ ci tàmbali nañu liggéey. benn jàmbar rek laa ci am mooy ñoom ñi nga xam ne bi ñooy liggéey fii kilifa gi yow mi ko jiite solaire bi moo doxagut. waaye ñi ngi ci yarum ganaar mi ci xaar mbayum noor mi solaire bi daal forage bi itam gas nañ ko ba mu tàmbali woon a andi ndox waaye solaire bi nañ ñu yebalal ñu ko defaral loolu daal lañ ci xaar ñu ngi leen di ñaanal wasalaam. jërëjëf sëñ Babacar Ndiaye ci Colobane directeur général ANIDA dégg na ko nee na foofu seen solaire bi moo des pour forage bi mun a dox. waaw liñ koy tontu mooy noonu doxalinu ANIDA la. ñun duñu gëm ni ci doxalin toujours ci wàllu développement doo ñëw rek sottal lépp ci benn mbir dañ ni woon nanu ñëw ci dëkk boo nga xamante ni nii nanu commencé aviculture seet ndax ñii bu leen joxee complète bu njëkk daan ko sol toppatoo ko ni ñu ko war a toppatoo. boobu moom léegi toppatoo noonu ko ba mu sotti. moo tax ñu song wax na ko forage bi. mën naa ko wax fii ak incha allahu ñaari weer. forage bi day pare solaire bi pare ñoom ñi ngi toppatoo sax seen financement ci DER. pour que dès le mois d'octobre ñu mën a def seen compte saison froide. jërëjëf El Hadj Malick ñu bàyyi. voilà ci caméra mu eggali. ci li ma doon wax mooy coordination programme yi à l'échelle des collectivités locales maanaam commune wala département. ñaari échelles yi bu ñu ci jël rek nekk na échelle bu am importance. ci suñu gis-gis yaakaar nañ ni foofu buñ fa defee coordination des initiatives dina tax efficacité am dina tax ñu optimiser ressources yi li tax ñu war ko defee foofu mooy comme ni ma ko waxee sànq foofu la ñuy politique territoriale foofu la ñu koy tëggee mu am lu am solo loo xamante ni mooy point de départ pour sax construire une politique territoriale mooy les données te ñun ci li ñu seetlu mooy ne loolu mooy li gën a jafe si au niveau de nos communes et des collectivités locales pour ñu am données yooyu damay jël exemple rek de la jeunesse xam nga tey jii ñu ngi def beaucoup de moyens sur les jeunes ñun dañuy laajte jeunes yi qui sont les jeunes qu'on veut accompagner pour ñu dellu dans l'agriculture est-ce que xam nañ yooyu yan jeunes la parce que jeunes yi dañu bari ay profil ci suñu gis-gis nag bu fekkente ni mun na nekk au niveau des collectivités locales chaque collectivité locale am un minimum de base de données mu xam moom dans sa commune déjà yan population ñoo fa ne yan jeunes ñoo fa ne soo jëlee jeunes yooyu noonu boo doon def enquête de diagnostic wala caractérisation nga wax jeunes yi nekk sama commune toll nañ ci nii en termes de formation fii lañ toll ñii ñoo jàng ñii ñoo jàngul ñii ñoo mën a dem ci agriculture nii lañ leen war a toppatoowee gëstu boobu ni mu mën a war a amee ci ay jeunes noonu la mën a amee sur les femmes noonu la mën a amee sur n'importe quelle autre dimension te loolu nag dafa nekk lu des a des te collectivité locale yi soxna lañ ku leen ci jàppale ñun ci wàllu gëstu en socio-économie et géographie approche territoriale am nañ ci ay jumtukaay ak ay outils yoo xamante ni tey jii ñu ngi xool naka la ñu war a mën a demee au niveau des collectivités locales pour accompagner leen pour ñu mettre loolu en place bu ko defee construire politique de développement territorial da leen di yomb te loolu ñun en tout cas am nañ taxawaay boo xamante ne ñu ngi koy réfléchir pour taxaw ci jàppale ci les collectivités locales. am na lu ñu waxtaanewul muy foncier bi. nekk lu am solo nekk un pilier mais xajul ci waxtaan bi xam naa. waaw parce que waxtaan fi mu nekk nii dafa mel waxtu bi daf ñu tànc bu baax daf ñu dab mais question bi mujj rek Seydi Hadji Malick li nga wax fii ci ANIDA li ngeen jot a def. xam naa ñi xale yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi di seetaan télévision bi danañ bëgg ñëw ci yéen pour peut-être poser seen i doléances
te dañoo seetlu ne administration li ci gën a bari yenn saa yi pour egg ci dafay xaw a jafe est-ce que fi mu nekk nii naka ngeen di def ba jeunes yi nga xam ne bugg nañ egg si yéen wala même bu dul ay jeunes en tout cas ay producteurs même bu nekkee ne itam sax seen doole eggu fa waaye ngeen mun leen tontu wala mun leen gindi mun leen teg ci yoon mun leen tontu daal. waaw loolu ci programme spécial bi nga xam ni chef de l'État décidé na ko dernièrement dégg ngeen ci ñu création pôle emploi ci capitale départementale bu nekk boo xamante ni nii kuréel yi daan fa am représentant mën di recevoir xale yi déglu leen ku nekk lan mooy sa xalaat sa mémét wala sa projet ñu mën la orienter ci structure bi nga xamante ni nii moom mën la ànd ak yow ci li nga bëgg loola déjà dana couvrir département Sénégal yëpp mais en même temps ANIDA dafa signé ak DER convention boo xamante ni ñun ca biir kuréel yooya ñun dañu tànn ni DER moo ñuy représenté parce que ANIDA bu kuréel yëpp fay nekkandoo mais dafa nekk ANPEJ DER ak kuréel yu xaw a mel noonu ADPME defe naa ñoo fay ne ensuite ANIDA dafa am ay direction de zone yoo xam ne nii dafa couvrir tout le territoire national am na zone est mi ngi nekk Tambacounda couvrir Tamba ak Kédougou zone sud mi ngi nekk Kolda couvrir Kolda Sédhiou Ziguinchor zone centre mi ngi nekk Kaolack couvrir Kaolack Kaffrine Fatick ak Diourbel zone ouest couvrir Dakar Thiès ak Louga zone nord couvrir Saint-Louis ak Matam foofu fu nekk direction ANIDA ma nga fa di recevoir personnel bi di sénégalais yi di leen jox information yi pour di leen orienter ci li nga xamante ni nii moom mooy seen bëgg-bëgg am na lu nga xamante ni ANIDA tamit daf koy def loo xam ni waxuma ko tey du rek li ANIDA di def ci infrastructure mais ANIDA boo ñëwee tamit ni man dama bëgg tool bu mel na ferme familiale yi am naa xaalis bi mais dama amul xam-xamu ingénieur bu ma permettre ma def ko wala dama soxla ingénieur bu ma surveiller entreprise bi ma jël pour mu defal ma ko pour mu taxawal ma ko parce que bari na ñu fay seen xaalis ci forage amuñu ku leen taxawul forage ban am doxut yooyu yëpp nag service gratuit yoo xam ne nii service public la loo xam ni état moo koy defal sénégalais yi ANIDA daf cay jaare di ko defal ñu bari ñu nga xamante ni ñoom da naan la xaalis bi du sama problème xam-xam bi ak jàppale bi ak accompagnement bi mooy sama problème ñooñu tamit ANIDA daf leen di jàpp. kon boog suñu mënee tënk suñu bëggee am information mun nañ dem ci direction de zone yi wala ci pôle emploi yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi. ak ci au niveau DER. waaw jërëjëf El Hadj Malick ñu ngi lay jaajëfal ci li nga wuyu suñu invitation pour waxtaan ak askan wi si wàllu modernisation agriculture familiale. madame Camara yow tam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sa intervention yi am na solo lool ñu ngi jaajëfal itam suñuy mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun jotuñu jeexal tomb yëpp ndaxte waxtu bi moo ñu dab ndaxte waxtaan bi moo amee noonu solo ñu ngi leen di jox rek daje beneen yoon incha allah pour waxtaane yeneen i tomb yoo xam ne ñoo soxal askan wi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah